asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu indilaatoon leen tey ji beneen ndekki wala añ si suñu série brunch yi rek boo xamante ni tey jii nag ñu ngi leen waxoon keroog defaroon nañu œuf brouillé ba waxoon leen bu desee nan nga koy recycler waat donc moom lañ leen di indil tey pour wan leen ko nga xamante ni sooy defar tey jii sa benn brunch bu complet lan nga siy def yan nga mun a boole nga xam ne yëpp mun a nekk donc tey niñ koy recycler mooy œuf brouillé mu ngi nii bu ñu togg ba pare la mu des ñu am fii aussi tuuti saucisson ak fromage bi c'est optionnel saucisson wala bu fekkee amoo saucisson bu fekkee desitu ginaar nga am wala nga amoon thon par exemple yëpp mun nga ko def aussi donc ñu daal di am sel poivre ak tuuti farine ak tuuti levure nutritionnelle ñu daal di am fii aussi ngeen gis suñu pâte fi mu nekk nii mu nekk benn pâte feuilletée donc ku amul pâte feuilletée li nga mën a def mooy defaral sa bopp sa pâte bu gaaw a gaaw muy lan comme par exemple rek boo doon defar fataaya maanaam da ngay jël farine ak nen ak peut-être benn nen yooyu ak tuuti bicarbonate su la neexee nga def si aussi pas bicarbonate levure boulangère ak levure chimique léegi boo paree nga daal di koy mixer dolli si ndox ak yooyu daal di def sa xorom ak yooyu bu ko defee nga def ko pâte bu xaw a dëgër nga koy def léegi lii mën rek loolu la pâte boobu mën incha allah donc sans plus tarder dañ leen di ñëw wan rek nuñ koy assembler bu ñu paree dañ koy dugal ci four bi ñi nga xam ne amuñu four wanoon naa leen option ku amul four nan nga koy defee donc si kaw gaz bi nga def ko si sa cin jarul ndox jarul dara donc loolu la ñuy ñëw def nii daal di leen wan incha allah nu muy tëddee après incha allah. voilà gis ngeen suñu pâte feuilletée bi dama ko diviser en deux parce que soxlawuma lu bari lool quantité bu yem rek laay defar incha allah. léegi dama saupoudrer fii plan de travail bi ak tuuti farine donc léegi rien que pour m'assurer que ni yëf yi du coller bu ngeen xoolee bii nii mus naa ko defar aussi si bernde yu njëkk ya donc damay ñëw nii tey defar ko parce que boobu dafa xawoon a gudd tuuti ma daal di jël nii gis nga daal di jël pâte bi xaw ko yaatal tuuti rek voilà donc bu ñu defee nii li ma fàtte woon wax maa ngi préchauffer sama four à 400 degrés moo nekk environ 185 wala 190 degrés donc mu noonu lañ koy préchauffer léegi nag ma daal di commencer dagg sama pâte bi defar ko ba mu rafet dama ko bëgg a jox benn forme bu rectangulaire donc voilà xaw nañu am suñu benn genre rectangle voilà léegi nag damay daal di ñëw rek def li siy dem donc li may def mooy su la neexee instant bi nga def fii tuuti moutarde Dijon wala nga bàyyi ko noonu man dama ko bëgg a bàyyi noonu kese comme ça léegi bu ko defee comme dañu defaroon œuf brouillé dina si mun a dina ko jox caf ko beaucoup plus donc ma daal di jël sama fromage bi nii rek gis nga fromage bi moom jarul muy bari gis nga benn bu ma jël dama koy dagg xaw ko tasaare ci biir affaire yi voilà je pense que di baax na nii pour ci suuf léegi ma daal di jël yooyu yaay xool ku nekk yooyu yaay xool ni nga ko bëgg a assembler su fekkee da nga bëgg a def sa saucisson wala sa thon wala sa ginaar donc bu ma defee nii voilà ñu jéem a fexe rek ba mu nekk ci digg bi nga xam ne du déborder dem fenn mun naa jël tuuti fromage rek sànni ko ci tuuti donc ma jël desit bi ñu deseroon bi teg ko ci kaw nii rek voilà léegi nag ñu daal di ñëw commencer def suñu tresse yi donc dañuy jël
commencé def suñu tresse yi yéen a ngi koy fàttaliku ñi nga xam ne daal nañ suivre berne avant dinañ ko fàttaliku. voilà bu la neexee ñu daal di ñëw rek rabattre côté yi dañ koy lem ci kawam wàccee tamit el bi nii. On fait la même chose fii tamit jël wàccee gis nga jël yi teg ci el bi nii. voilà léegi nag ñu daal di commencer suñu tresse bi moom dañuy daal di ñëw rek teg di croiser gis nga ma defee nii daal di teg jël beneen bi teg donc dañuy croiser rek gis ngeen ba ñu paree affaire yi létt bi dañ ko badigeonner ak nen donc léegi li ñuy def mooy bu la neexee nga yem fii nga daal di koy dugal ci sa four mais man dama siy def tuuti ay graines donc mu nekk graine de sésame daal di saupoudrer tuuti tamit ak paprika donc avant ma siy def graine de sésame yi damay def tuuti paprika ci kawam daal di def aussi tuuti curcumin bu ko defee ma daal di mun a def samay graine de sésame noonu bu ko defee affaire yi mën a jaar yoon incha allah. pour ñi nga xam ni duñu lekk maanaam lu am gluten muy comme ñi nga xam ne dañu gluten intolerant wala ñi nga xamante ni dañuy suivre régime cétogénique muy keto diet donc tey jii nag lii nag moo siy dem dinañ soxla sel poivre. ak tuuti levure nutritionnelle dinañ soxla aussi oignon en poudre ail en poudre ak tuuti curcumin muy turmeric voilà dinañ soxla aussi cream cheese moo nekk fromage frais moom mooy fromage à tartiner boo am donc équivalence bi ñu utiliser mooy nekk par exemple boo jëlee vache qui rit benn triangle bi kese loolu la ñuy soxla yore nañu aussi 1/3 cup muy kopp bu ndaw nii rek boo xamante ni moom mooy def farine bi donc tuuti na mais suñ ko commencé mélanger di ngeen gis parce que farine de coco laa utiliser dina jël dafay sakkan daal donc loolu moo nekk ni ñu am fii aussi levure chimique moom moo nekk nii muy baking powder ñu am fi aussi benn nen am fi aussi fromage mozzarella donc fromage bi ak nen bi ñoom ñooy tax farine bi pâte bi du tas daal parce que amul gluten donc il faut ñu indi loo xamante ni dina ko téye ku mu neex mun nga si yokk psyllium husk wala moom mooy genre laala boobu wala xanthan gum moom mooy aussi beneen genre gomme xanthan boobu noonu aussi su la neexee nga def ko si mais man tey jii dama koy def nii plein nga xamante ni même pâte bi boo si dindee laaj yeeg poobar yeeg yooyu mun nga ko def même concept bi mun nga ko def aussi pour bu fekkee ni da ngay defar ay par exemple ay gâteau wala ngay defar ay pâtisserie sax surtout laa war a wax pâtisserie donc même concept bi la donc sans plus tarder dañuy daal di ñëw rek commencer dinañ soxla aussi ndox bu tàng donc loolu il faut buñ ko fàtte ndox bu tàng bu ndugg daal incha allah donc ñu ñëw ànd ak yéen wan leen ni ñu koy def assemblée. voilà gis ngeen li ñuy def mooy dama jël benn récipient bu ndaw rek daal di siy def sama kii bi farine de coco bi gis nga ni mu toll ma jël aussi levure chimique bi daal di koy def gis nga muy baking powder daal di koy mélanger léegi ma daal di jël sama épices yi donc mu nekk curcumin mu ngi nii muy cumin non turmeric daal di jël aussi onion powder muy oignon en poudre garlic powder muy ail en poudre ma jël aussi kaani it's optional ku bëgg nga def kaani ku bëggul nga bañ a def man dama bëgg pour pâte bi xaw a am goût bu baax a baax moo tax ma siy def kaani voilà donc ma jël aussi black pepper moom moo nekk poivre noir ma def aussi tuuti sama levure nutritionnelle mu nekk loo xam ne dafa optional also mu nga xam ni loolu c'est optionnel après ma jël tamit tuuti sel tuuti rek
laay jël parce que fromage bi day am tendance di xaw a bien que mozzarella la mais day xaw a saf tuuti xorom donc pincée de sel laa jël ku bëgg plus mun nga def plus léegi ma daal di leen di mélanger fii yëpp nga xam ni su ma ko defee ci kii bi pâte bi am mozzarella bi ak kii bi fromage frais bi damay ñëw rek commencer mélanger incha allah voilà donc lii tege benn boor ma daal di jël sama fromage frais bi mi ngi nii gis nga boo ko génnee par exemple soo ko teelee génnee dina nooy loolu bu ko defee yow doo ci sonn ma daal di jël aussi sama mozzarella ku nekk yow yaay xool quantité bi nga bëgg bon def naa ci lu xaw a takku tuuti pour le moment nii laay def léegi su la neexee nga commencé ko travailler nii instant bi man dama koy dugal tuuti ci micro-ondes bi rek pour mu jox ma pour mu dimbali ma tuuti parce que dama leen yéex a génnee donc ba léegi dañu sedd dama koy dugal ci micro-ondes bi pour quelque chose comme 30 secondes yooyu après ma génnee ko bu ko defee ma mun a mel gis nga mu ngi nii léegi damay daal di ñëw rek jël nen bi bismillah toj def ci biir gis nga bariwul nen wala lenn benn nen laa def affaire yi jéem ma ko sax seeyil am na option bi nga xam ni da nga koy seeyil carrément mais man tey jii dama ko bëgg a nooyal nii rek parce que noonu laay gën a mun a travailler ak dóob ak kii bi pâte bi ci boppam gis nga ma fexe daal mélanger fromage frais bi muy fromage à tartiner yi ak kii bi mozzarella bi ma daal di jël gis nga farine de coco bi rek dóor ci biir léegi nag ñu commencer mélanger voilà gis ngeen suñu pâte baa ngi nii donc finalement dama ko mujj dugal ci micro-ondes bi léegi yéen li ma leen di wax mooy def leen ko mu tàng daal dugal ko ci micro-ondes bi nga xam ni daf may jox gis nga consistance su pâte nu muy mel léegi nag fi mu ne nii dañ koy dër te xam ngeen kii bii moom buñ koy dër nu muy demee dañ koy def ci entre ñaari papier sulfurisé comme ça wala ñaari mbuus comme ça du kii du collé léegi nag ma jéem ko jox forme bi ma bëgg mu jël comme ba léegi mi ngi tàng ma jéem a gaawantu gaaw nga xam ne dinaa ko mun a taw du perdre élasticité bi te gis ngeen couleur bi mu yor nu mu rafetee macha allah loolu nag li ko waral mooy kii bi curcumin bi moom moo ko waral muy turmeric ku nekk rek yaay xool épaisseur bi nga bëgg bëgguma mu dëll trop mais aussi bëgguma mu fin ba nga xamante ni day mujj mel ni luy waaj a tas suñu loxo parce que yiñ ciy def il faut ñu calculer waale ko pour mu ñor bu finwee bu mu ëpp rek yooyu duñu ñor carrément voilà gis nga bu tàngee rek dër bi day gaaw yomb bay bëgg a dee ma da oh macha allah couleur bi de man dama see barde gis nga fi mu nekk nii bi waxuma ko ci woon mais léegi laa ko xalaat dama ciy def kii moutarde Dijon pour jox ko beaucoup plus de goût comme farine de coco la ñu utiliser donc nu ñu mën a maximiser ci kii goût bi rek dañ koy jël ma daal di jël desitu œuf brouillé bi nga xam ne dama ko amoon def ko bu ngeen xoolee bii defuma fromage ci biir walla ci suuf ku mu neex nga def ko mais comme pâte bi dafa bari fromage déjà donc il faut ma jéem a wàññi tuuti ci affaire fromage yi daal ma jël aussi ay poivron soble yooyu def ci ku bëggul def ay poivron ay soble mun nga bàyyi bii tamit même chose comme li ma leen waxoon rek ci yeneen yi lu la neex nga ciy def lu la neex nen soo amee jën muy thon par exemple soo amee leneen lu la neex donc gis nga ma jël saucisson def ci ku nekk rek li nga am voilà léegi moom tamit ñu daal di gaawantu tuuti mu ngi mel ni sama pâte baa ngi xaw a sedd nag bu seddee rek day daal di nooy donc dama koy gaawantu gaaw voilà gis ngeen dañuy jël rek wàccee nii pâte bii moom secret bi mooy gaaw bu demee ba xaw a commencé damm sa loxo rek dugalaat ko ci micro-ondes bi bu fekkee ku am micro-ondes la ku amul micro-ondes nag nga teg ko ci lenn loo xam ne day tàng voilà donc ñu def ni gis nga sama bos bi mi ngi commencé dëgër ndànk-ndànk
léegi ma dugalaat ko ci micro-ondes bi incha allah. waaye yow côté yi daggul mënut a parfait comme beneen bi mais au moins dinañu jox benn option gis nga mais danga ko ci kolewaat rek. voilà gis ngeen fi mu nekk ni pare na di laa koy yëkkatee def ko ci kaw kii bi cookie sheet bi muy suñu plaquette bi nga xam day dugg ci four bi donc daal di koy dugal ci four bi nii. donc ñu ngi ko def quelque chose comme 350 degrés mu nekk ay environ 160 degrés donc moom lañ koy defee en baké donc daal di koy bàyyi foofu pour quelque chose comme 30 à 40 minutes ngeen xool seen four yi. donc bu ñu defee man bu ma yeggee 30 rek damay commencer di surveiller ndànk-ndànk parce que kii bi dafay mujj gaaw quoi après incha allah donc ñu def loolu ñëwaat ak yéen. kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ku nga xam ne rek yaay safoo bernde tey jii seen brunch mu nekkoon nii nag ñu indiloon leen li ñuy wax ni par exemple ay nen donc benn bi mu nekkoon œuf brouillé boo xamante ni dañ ko enfouré si suñu mburu bi nga xam ne dañ ko tressé ñu defal leen ñaari façon version yi nga xam ni pain tressé bi moom la benn bi mi nga xam ni moo nekk nii moom mooy bi nga xam ni ak farine normale lañ ko defaree donc mu nekk ak pâte feuilletée beneen bi nekk nii moom mooy bi nga xamante ni moom pour ñi nga xamante ni duñu lekk gluten la donc nga xamante ni pâte bi c'est fait à base de farine de coco ak aussi tuuti ak mozzarella donc ñoom laa mélangé ak ay saf-safal yooyu noonu gis ngeen desitu et œuf brouillé yaa ngi nii ñu boole woon si nag suñu smoothie nga xamante ni looloo tax ni tey jii defaruma leneen loo xamante ni lu sucré la parce que smoothie bi ak boo jëlee dagg ci mburu bi tam def ci daf lay daal di jox kii bu consistant smoothie bi kese rek moom kese rek lekk la déjà à part donc boo ko boolee ak yi ñu boole woon ko ak salade yi ne la nga gis ñu daggoon suñu ay tuuti kii poivron ak tomate fraîche ak soble donc moom tomate cerise laa war a wax sax ak soble moom laa jël mariner ko ak moutarde ak tuuti vinaigre donc def ci ay sel ak yooyu moom la ñu defar noonu affaire baa ngi nii nag duñ def rek lu dul jox leen dig daje ba beneen yoon di jox shout out sama sister mu nekk ñu koy wax soxna Thiaba Samba dégg nañ sa gis naa sa message donc vraiment li nga ci wax yëpp nice na donc ñu ngi siy bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf yal na leen yàlla fay di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gis ngeen pain tressé baa ngi ñu génnee ko donc